mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk si ak santam ñu ngi rafetlu baax seen ànd ak Ferlo FM 94.0 Daara ak www.jolofactu.com mbokk yi ni ñu ko baaxoo di ko ànd yéen seen émission pencum Jolof gannaaw bu ñu ci gërëmee Ousmane Sow nekk directeur bu Banque Ouest Africaine de Développement nga xam ne moom la ñu àndoon nag suñu waxtaan wi ñu génn tey tamit ñu ngi wéyandi àndaat ceeg beneen mbokk Jolof boo xam ne moom itam daanaka xam naa ne am na ñu ko miirul xëy na suñu maas geek ñi ñu gën a fare ndaw waaye balaa ñu noppi ci waxtaan wi xëy na danañ ko daal di xam monsieur le ministre Mamadou Bamba Ndiaye moom nag Bamba Ndiaye lañ ko gën a xamee monsieur le ministre kon ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Ferlo FM ak Jolofactu. waaw jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di gërëm bien sûr ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi leen di déglu ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi mais di gërëm Jolofactu di gërëm Ferlo di gërëm aussi kuréel yi nga xam ne moom ngeen di àndandoo di liggéey ak ñoom ci waxtaan yu am solo yi ngeen di def te mu jëm ci Jolof ak Sénégal. alors monsieur le ministre Mamadou Bamba Ndiaye ci pencum Jolof mbaa gars yi duñu wax ne lan la fay wut si. déedéet defe naa ne ñi xam Jolof duñu wax loolu ndax man waxuma la Jolof sax waaye ngab laa cosaanoo ngab nag ku ko xam ne bargam yi cay maam ba tey ci côté Njaayeen yi foofa la ñu bokk. bu ma waxee sama tur ak sama fi ma bokk rek defe naa ñu xam ma boo ma ne Baba Pay Ndiaye moo ma jur. sukkay na ndaw ca xuru baxal di sama yaay man Jolof dama boole paas ak baxal laa dëkk sama yaay baxal la dëkk sama baay dëkk paas donc may doomu paas baxal man Jolof ca xol ba laa bokk samay waajur yëpp fa la ñu bokk ñii ay ndaw ko ndaalan donc waa baxal lañu boo demee ay maadee na ki xuru baxal ak sagata ñoom ñëpp ñu ngi ñuy déglu jamono ji ñoo ko ñoo ko moom foofa nag sama yaay dëkk fa laa cosaanoo ci ci wàllu meen sama baay nag dëkk ngab ndax Matar Samba Ndiaye mi ko jur boo demee ca péncam ngab ma tey góor googu féeru ca pénc ma ñaari kuur ya sore léegi sax def nañ ko tabax dañ ko def ko jàkk góor googu moo jur Baba Pay Ndiaye moo mu jur donc man Jolof moom daanaka buñ ko doon séddale defe naa ku ma ca ëppalewul doo ma ca ëppale. alors Jolof ni nga ko waxee léegi dañ doon leeral rek ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ak li sabab suñu waxtaan wi daanaka bokk nga ci ñi nga xam ne ñi xëy na seen taxawaay moom kenn du ko naataaleti ci réew mi mais bu dee Jolof tey fekkee nga fi lu bëri avant indépendance tey fi mu toll ak gëdd ba ñu ko joxoon Jolof ndax yaakaar nga ne bët boobu lañ koy xoolee ba tey. déedéet loolu lu naqari xol la parce que Jolof comme ni nga ko waxee léegi xuma la sax ay indépendance waaye Jolof ku xam histoire du Sénégal. empire la woon maanaam dafa vassalisé woon ci jamono région Sénégal yëpp Kayoor ak Bawal ak Waalo ak Saalum ak ñëpp dañ daan fay lempo Jolof am na tund yoo xam ne dañuy wax loolu la ko waral ndax booba alal amut. tund yaa ngi ci la bokk. tund yaa ngi ci la bokk xaalis amul ndax booba yaa ngi moo nekkoon pays mi bu ko defee yeneen région yi li ñuy fayee galak ñu daan ko wax impôt. mooy ku nekk da ngay yenu suuf si fa nga dëkk indi ko Jolof xëpp ca tund wa moo tax Jolof loolu mooy taxit mu nekk symbole Sénégal maanaam suufas région yëpp ña nga fa tey ñoo dajaloo mu mel ni nekk suufas Jolof kàddu gi booba ci buur bi nekkoon Jolof lay bàyyi ko toxu ci yeneen buur yi nga xam ne ñoo nekkoon ci yeneen gox yi kon Jolof ci passé Sénégal te boo gënee xóotal aussi ci li ëmb Sénégal ndax dañuy wax sax ne am na ñuy wax ne version yi wax ne baatu wolof même ci Jolof la bàyyi ko kon di wax rek ne Jolof dafa lënkaloo ak Sénégal ak histoire am boo xoolee itam ñi nga xam ne ñoo fa dëkke ay nitu histoire u Sénégal lañ donc barab la boo xam ne marqué na histoire u Sénégal démb amoon place bi gën a kawe ci Sénégal tey nag damay wax ne dama koy tudde sax léegi la revanche de l'histoire dafa mel ni booy seetlu Jolof moo gën a dellu gannaaw ci goxi réew mi bari na ay gox yu ngay dégg ñuy yëngatu naan dañuy laaj indépendance ak yooyu ndax dañ leen a fàtte wala waaye bu doon loolu rek la ñuy jooy dañu naan Jolof moo war a njëkk a jooy loolu nag buñ ko waxee sunu responsabilité ñun ñii parce que képp kuy cadre Jolof képp kuy doomu Jolof am nga part de responsabilité ci loolu moo tax dañu war a liggéey
góorgóorlu fexe ba delloo Jolof rang ba mu amoon ci réew mi. d'accord loolu xam naa dinañ ci ñëwaat monsieur le ministre. alors mais tey jii Bamba Ndiaye moom bokk na ci arabisants yi nga xam ne ñoo gën a mag ci Sénégal boole ko ci Afrique ndax jaar-jaar yi nga xam ni moom nga jaar mais mbirum arab tamit lan moo la ci xiirtal. waaw loolu lu xóot la aussi parce que sama waajur di Baba Pay Ndiaye yàlla yokk leeram dafa amoon lu toll ci juróomi doomi góor. ñi nga xam ne ñoo ma mag mën naa ne ñi ngi bokk ci les premiers cadres di Jolof ñi njëkk jàng tubaab ci Jolof ba egg ci yenn niveau muy Ibra Ndiaye Moussa Ndiaye Saliou Ndiaye ñi dëkk daara xam nañ leen ndax ñoom foofu lañ jàngee ba ni ñu mujj jàngee ji Saint-Louis. alors ñoo ñëpp français lañ jàng na nag alxuraan ndax sama papa dafa wutaloon sëriñu alxuraan ca kër ga balaa nga daan dali français da ngay jàng alxuraan ba pare door a dem continuer ji français mais sama mag yooyu yëpp dañu jàng français man nag ma am koo xam ne dama toppoon ci moom ñu di ko wax Matar Ndiaye mu yàlla na ko yàlla yërëm gaañu na ñun ñaar sama papa ne yéen de dama leen a séddee yàlla alxuraan. Maxtaar sama mag boobu ñu ngi ko tudde sama maam Matar bi ma lay wax ne moo féeru ngab man mu tudde ma Alaaji Bamba Ñeng Alaaji Bamba Ñeng moo nekkoon taawu Góor Saane Ñeng di ko nekk xalifaam ca Ngeet nekkoon sëriñam nekkoon xaritam lool nag ba mu jógee àdduna doomam remplacé ko ca xarit ga ak ca cëriñ ga muy Alaaji Ousmane Ñeng ñoo ñëpp yàlla nañu yàlla yokk ci seen leer mu ne ma yow kon ki ma la tudde tax na ba doo jàngi français yaag sa mag bi da ngeen di jàngi arab daara it yàlla defal booba daara di door a am école arabe ku ñuy wax Góora Fall vieux Sidi joxoon ko benn baraak bu nekk fii marché ba nekk tey mu def ko école arabe jóge Tiwaawoon ñëw daara samp fa école arabe man foofa la dale njàngum arabe. kon foofu yaa ak oustaz ñu Mouhamadou Lamine Mbaye moom ñoom. Mouhamadou Lamine Mbaye ñoo kon classe ñoom Habib Ndiaye ñoom Omar Kata Ndiaye Sawru Ndiaye Talla Ndiaye ñu doomu Baba Ndiaye bu lumbal ak ñeneen sax ñu bari mën naa ne daara tey koo fa gis jaar na ca école Gora Fall boobu même ñi jàngi français après dañ fa jëkkee jaar ba pare ñoom bàyyi ñu fa dem jàngi français ñun nag yàlla dogal ñu continuer ci arabe bi ba Gora Fall moomu en 1963 xam nga booba ñun xale lañ ñi ngi door a dal presque. yàlla def ñu créer concours di recruter ay maîtres d'arabe gouvernement bi di recruter Gora Fall bokk ci concours ba at mi daal di ñu affecté ko Kaolack. mais boobu jàngule noonu a français ah. déedéet arabe kese la ñu jàng. te concours bi tamit arabe dong la woon. concours bi arabe dong la woon. ñu yóbbu Gora Fall Kaolack looloo ñu yóbbu ñun ñu topp ko Kaolack mais Kaolack yàgguñu fa parce que Gora Fall dafa ñëwoon pour jàngale ci école gouvernement bi. ñun daf ñu bàyyi woon këram rek di ñu jàngal saa yu amee temps mais amuloon jot. ce qui fait que quelques mois lañ fa def ñibbisiwaat daara ba ñibbisee daara nag mujj gi sax imam ratib bu tey muy Lamine Sakho mujj na jël école ba di ko wéyal di ko moo ko continuer. mais jiite jumaa ju mag jamono ji. waaw moo jiite jumaa ju mag Daara Ndiayeen waaye lu jiitu loola ñun fekk ñëw nañ Dakar ndax booba suñu mag moom mi ngi jànge France sax booba. waaye daan ñëw vacances mu ñëw ne daal da ngeen di continuer seen njàng comme yéen arabe ngeen jàng ba fii da ngeen di dem continuer rek ñu ñëw Dakar ci école Ablaye Niass rue Rafanel angle Escarfet foofa lañ defee CM1 ak CM2 ci arabe man fa laa tasee ku mel ni Sidi Lamine Niass ñoo defandoo CM1 defandoo CM2 defandoo concours d'entrée au collège franco-arabe jàng fa 3 ans. yàlla dogal maak moom ñu bokkoon ci benn congrès bu ñu doon organiser congrès étudiants arabes yi pour la première fois congrès étudiants arabes yooyu étudiants arabes yi nekk ay Caire ak ay Maroc ñoo ko daan organiser. muy nekk congrès 71. congrès 71 parce que ñoom ay mag lañ daan doon ñun booba ay xale lañ xam nga étudiant du mag trop sax mais étudiant la ñuy doon maanaam yeewu nañ ci àdduna fer nañu moo tax ñooñu ko daan organiser mais ñun pour la première fois ñu décider ne comme ñun ñoo nekk Sénégal. te étudiants yi étudiants arabes lañ certes mais ci biti réew lañ nekk nan ñu bàyyi ñun ñu constituer la section sénégalaise de la fédération des étudiants arabophones organiser congrès bi. mu bëriwoon coow lool nag ndax ñu gàntaloon leen ko. waaw non seulement que gàntal nañ ñu ko mais dafa jaaxal sax booba Senghor a fi ne dafa jaaxal waa état bi parce que pour la première fois ay arabisants contre gouvernement ñun congrès ba
dañ doon demander ñu libérer ñoom Mamadou Dia booba société bi yore ndox mi les eaux ak électricité ay société française lan ñuy demander ñu nationaliser leen libérer les détenus politiques mooy ñoom Mamadou Dia ak ñi mu àndaloon alors Senghor merce te xam nga jamono yooyu démocratie amaguloon alors ba affaire bi daal xaw a ëppi loxo mu daal di décider ne man maag Sidi Lamine année booba lañ génn war a dem Tunisie dafa fa stage pédagogique. kon yéen booba da ngeen doon am xel ñaar ci indépendance au Sénégal moom moo desoon. non on était clair amuñ xel ñaar ñun dañ ne woon indépendance bi mëtul parce que Sénégal ba léegi ci loxoy tubaab yi la nekk et que ku mel ni Mamadou Dia nga xam ne ak ñi mu àndal dañu amoon tendance nationaliste ñi ngi leen jël tëj def ci kaso bi ay ati at kenn xamul fu mu jëm. alors yooyu yëpp ñu dénoncé ni état bi doxalee politique yu bari daal sur les questions nationales. en tant que arabisant parce que loolu daanaka tubaab bi ñoo ko daa gën a. waaw dëgg loolu lu bees la loolu laa wax lu bees la li ko waral nag ñun dañu teel a fer arabisant lañ mais arabisant yu jàngee rue Raffanel angle Escarfet teel a xam dëkk bi xam li xew Sénégal bari woon affaire aussi centre culturel yëpp dañ ko daan wër centre culturel américain russe français bien entendu yëpp dañu fa daan dem di xam li xew di ko topp. moo tax ñu teel a am yeewu ci jamono yàlla dogal maag Sidi Lamine Niass ñoo àndandoo boobay xale yu tuuti lañu amaguñ sax 19 ans alors maa ngi wax 19 ans mais parce que man pour ma dugg concours collège ba il a fallu même que ñu yokk sama at ndax il fallait avoir 16 ans te ba ma waree présenté wu amaguma woon 16 ans alors donc ci jamono yooyu ñun lañ doon bëre ba ñu sanctionné ñu ba ñële demee Tunisie dañoo toog fii di leen xaar ñoom ñu dem Tunisie ba ñëw ba ñu ñëwee ba ñu leen di affecté nag comme jàngalekatu arabe ñu boole ñu affecté ñu ñun itam c'était bizarre hein parce que ñun on s'y attendait plus yaakaaroon nañu ne bëggu leen woon a dem Tunisie donc yéen. non pas bëggoon nañu dem mais état bi moo ne duñ dem man maag Sidi ñoo yore woon encore bureau bi. ndax seen congrès boobu ngeen taxawal. congrès bee tax ba ñu demee di jëli passeport yi ñi war a dem booba Assane Seck moo nekkoon ministre de l'éducation. ñu woo ñu dugal ñu ci benn bureau éducation nationale man sax maa demoon jour boobu dama yow yaay Mamadou Bamba Ndiaye ma ne waaw ñu ne Sidi Lamine Niass ma ne ma nga école ñu ne mën nga ko woo ñu daal di woote école Sidi jël taxi ñëw fekk ma fa waa ji benn waay yóbbu ñu ci benn bureau bu xóot ci biir éducation ministère bi dem ak ñun daal ba fu sore xam naa mise en scène la woon rek daal di toog defaruwaat daal di nañu seen passeport yaa ngi nii yéen ñaar mais nguur geene nañ ko denc yéen du ngeen ci jot. ñi ci des nag bu ngeen yeboo woo leen ñu ñëw jël seen passeport ñoom suba la ñuy voyagé yéen nag du ngeen dem ndax seen mbir dafa am lu ci lëndëm booba sax tudduñu congrès bi seen mbir dafa am lu ci lëndëm ñu bëgg ko leeral balaa ngeen a mën a quitter réew mi. daal dinañu léegi ndax am ngeen question yu ngeen di posé ma ne ko déet ñu koy mënatuñu am question ndax yow tëj nga waxtaan wi ndax nee nga suñ mbir dafa am lu ci lëndëm te yéen leeragul ci seen bopp lu leen di laaj bu leeree rek daan leen laaj lu tax ak nu mu demee waaye comme leeragul ci seen bopp. dem leen bu leeree ci seen bopp ñu poser question yi ñuy poser ñu génn dem daal di informer sunu camarades yeneen yi ñoom ñu dikk jël seeni passeport ca suba sa ñu dem voyager Tunisie ñun ñu toog Sénégal di leen xaar. di continuer seenam jàng. waaw di ko man ma dem di defi comptabilité man ma daal di bàyyi nag filière décider bàyyi filière arabe di jàngi comptabilité amoon naa initiation ci français déjà parce que école Ablaye Niass franco-arabe la daan la initier tuuti ci français. bariwuloon mais man sax ba may ñëw foofa déjà am naa niveau bu ëpp parce que man dama mat a bari affaire te samay mag yi ma topp ci ñoom dëkkoon ak ñoom xam nga ñun daara sax fa lañ juddoo sama papa nekkoon fa commerçant mais dafa mujj bàyyi daara gàtti yi am na fu ñuy wax gàtti à 5 kilomètres de daara. oui gàtti xam naa gàtti. waaw fa ñun la ñu màggee ba ñuy jàng si daara dañ daan xëy gàtti dox ñëw jàng si daara alors donc sama mag yooyu nga xam ne ñoom ñi ngi jàng français ñoom ñëpp maag ñoom bokkoon fu ñuy nekk. bu ñu daan jàng damay ànd ak ñoom di jàng seeni leçon de telle sorte que quelquefois dama daan wax sax amoon naa niveau bi ñu amoon ci français alors que man jàngi wu ma woon français donc foofu la ñu jaare man ma defi comptabilité ba ñëla ñibbisee nag ñu xool rek on s'y attendait pas ñu gis rek liste ba ñu affecté ñu boole ñu ci ñun affecté bien que suñ tur lañ def ca suuf mais sanctionné nañ ñu aussi ci biir affectation bi parce que man dañ ma yóbbu Kunkandé ca biir Fuladu boori Vélingara booru Medina Gounass Sidi ñu yóbbu ko Kédougou alors te booba njàngaleem arab bareegul nga xam ne yaay tànn sax presque dëkk bi la yóbbu gars yi daawul génn ay Dakar ak Thiès ngeen jàppoon ko sanction par exemple ngeen jàppoon ko dañ leen a daan Kunkandé wala.
waaw parce que dafa sori te booba enseignant dafa bokk ci sanction yi ñu koy def moo yóbbu ko fu sori. fu mel noonu def naa fa 5 ans yoo xam ne chaque année damay demander pour ñu yóbbu ma feneen ñu ne ma yow doo dem loolu sax dugal na ma ci politique parce que foofa laa jëndee 1974 PDS juddu man comme dama contrôle jàpp nañ ne gouvernement PS moo ñu teg loolu donc dañu contrôle gouvernement PS ma daal di dem jënd carte PDS pour xam am nag benn moyen politique bu may xeexee ak PS. député ya nekkoon ca gox booba ca jamono yooyu xamoon nañ ma bu baax muy Salif Diao yàlla na ko yàlla yërëm ak Ousmane Seydi yàlla na ko yàlla yërëm ñoom député PS lañ woon mais daan na bari lu may yëngatu ak ñoom mën naa wax ne Kounkandé maa fa indi Ablaye Wade en 1976 boobu man j'étais tout jeune amaguma soxna amaguma dara ba mu fa ñëwee d'ailleurs fanaanul sama kër bien que maa ko fa indi def na fa conférence ci benn place publique fanaan fa ba bët setee mu ñibbiwaat donc mais année boobu nag 76 aussi ci laa bind sama lettre de démission génn PDS ci ay malentendu parce que boobu étudiant esprit révolutionnaire un peu laa xaw a am boo xam ne satisfaire ma ci wàllu idée yombuloon. alors da nga nekkoon trotskiste donc. bien sûr trotskiste yeeg ñu daan tuddee ay révisionnistes. ñoo waa LDEC waa PIT ñoo bokkoon université di xeexandoo ci ay syndicats yu wuute booba ay wujj lañu ndax ñun ay maoïste lañu woon ñun tendance maoïste lañu woon. xam nga booba ànd jëf sax amagul ndax booba reconnaître woon parti PDS rek lañ fi reconnaître woon ñoom xare bi lañ tuddoon booba te jamonoy clandestinité la maanaam dañ daan nëbbatu. en tout cas seen congrès boobu moom 71 sonal na leen dëgg-dëgg te am na lu mu bëri loo xam ne indi na ko sa teq-teq sa wàllu njàng. waaw dëgg la moom dafa change sax suñu parcours naa parce que man mën naa ne congrès boobu moo gën a déterminer sunu avenir politique déjà parce que teel na ñoo def ay opposants defe naa ñun ñaar ñëpp boo ñu seetloo ba léegi dafa mel ni loolu daf ñu topp ci wàllu politique ñu teel a jaamaarloo ak régime. mais aussi nag ñu sukkandiku ci sunu bopp alhamdulilah loolu lu am solo la Sidi dafa mujj jóge fii jàngi Caire ba mu ñibbisee gis ngeen parcours am def groupe de presse ainsi de suite man ma dugg université génn def école normale supérieure nekk professeur finalement alors que ban ma yóbbu Kounkandé comme pas comme instituteur mais comme moniteur lañ ma fa affecté parce que defu ma stage Tunisie bi mais ma mujj nekk instituteur. dikkaat université jàng dem def école normale nekkaat professeur jóge ci professeur gi dem di liggéey comme traducteur interprète dans les ONG foofa it ma mujj fa jóge nekk ci ONG yi comme administrateur ba yàlla dogal 1989 ci li ñuy wax événement naar yi ñu nommé ma directeur régional de la première ONG islamique bu implanté wu fii muy OIS organisation islamique internationale de secours nga xam ne siège ba mu nga Arabie Saoudite bureau régional bi couvrir woon Sénégal Guinée Mali Libéria Sierra Leone Gambie et cetera man ma jiite ko nekk premier sénégalais aussi bu jiite bureau boobu parce que avant man ay naar rek yooyu ñoo ko daan jiite. alors foofa it ba ma fa jógee ñu nommé waat ma directeur général beneen ONG saoudienne internationale Al Muntada Al Islami. ba loola jeexee laa fi bàyyi ko dem Dubaï def fa 1 an nekk Ajman benn principauté la ci Émirat Ajman fa laa nekkoon parce que benn ONG bu mag également moo fa ne Human Appeal International ma nekkoon ca seen siège ba di fa liggéey naa fa 1 an door a ñëw Maroc dugg dans la presse. dans la presse waaw dans la presse. bi mu ñëw Sidi Lamine Niass rek. waaw comme suma xarit Sidi Lamine Niass il est vrai que à l'école am na lu ma sauté déjà. à l'école ba ñu nekkee collège franco-arabe maag Sidi dañu créé woon benn journal bu ñu tuddee Fikratu Talib la pensée de l'étudiant alors booba rénéotype moo am booba presse bi daawuñu ko imprimer nii dañ koy rénéotyper dañ ko daan defar ba mu pare ñoo daan defar lépp ñu dem quelquefois centre Lebré ay chrétien lañu mais foofu lañ daan dem ñu di ñu ko tiireel ñu dikkaat di ko jaay étudiants yi ak élèves yi lu néew mais déjà donc étant étudiant lañ duggoon dans la presse alors donc Maroc ma nekkaat dans la presse mais man nag ci presse économique et financière laa nekkoon parce que benn quotidien pas un quotidien un hebdomadaire bu mag bu nekk Maroc ba tey ma nga fa bu siiw
Finance News nga xam ne dañ ko amaloon pour accompagner la bourse des valeurs de Casablanca bi ñu dekkalaat en 1994 ca ña ko fondé ca laa bokk mujj nekk le rédacteur en chef en tant que sénégalais man kese am na jamono maa fa nekk sénégalais ñu seen mu nekk marocain ñu folli ab marocain bu nekkoon rédacteur en chef fal ma rédacteur en chef loolu mi ngi situé wu boori les années 97 ba 2003 bi may ñibbisi maa nekk rédacteur en chef ba may ñibbisi beneen sénégalais bu nekkoon ci beneen quotidien laa dem débauché dikk jëli ko David William mi ngi dëkk fii Jëppal ba tey jii may wax ak yow parce que bërki démb laa jógee Maroc moo nekk rédacteur en chef bu David William ba tey jii. oui mais say tukki tamit xamal nga cee kànga bu mag bu ñëw Mamadou Dia. waaw Mamadou Dia dama am chance yàgg ko faa nag comme ni xale yi waxee yàgg sopp ay idéem yàgg di ko topp liñ ko defit naqari woon ma yàlla def man bi ma nekkee Maroc di fa liggéey en même temps dama yore woon bi ma nekkee rédacteur en chef du journal bi damay fa yore benn restaurant parce que dafa am benn franco sénégalais bu fa amee woon restaurant jabaru marocaine la amoon amee fa benn restaurant africain nga xam ne africain yëpp ñamu Afrique la daan togg Afrique noire laa ci jublu fa lañ daan lekke ji mu xëy ne daf koy jaay alors ñëpp ne mooy waaye jënd ko parce que restaurant bi baaxoon na fi d'abord communauté africaine bi yëpp fa lañ daan daje di lekk ñamu Sénégal ak yooyu ma jënd ko alors di ko gérer parallèlement ak sama journal bi dafa am ñu moo fa tegoon bien sûr alors Mamadou Dia yàlla def da daan dem France chaque année mais buy dem France day jaar Maroc def fa 1 mois ba mu jaaree Maroc nag moom hôtel Royal El Mansour daan daal hôtel bu mag mais buggul seen lekk yi xam nga Maroc lu fa xew rek jóge Sénégal dañ ko yëg keroog ba mu egsi rek ñu yëg ko ma dem nuy ji ko ñuy waxtaan nii mu ne man ñuy waxtaan nii rek de manière anodine mu tudd mu ne ma benn problème rek laa am bu ma nekkee fii seen lekk yi laa buggul te vraiment ma ne ko mais ça fait le compte man maa ngi fekk benn restaurant sénégalais léegi man mu ne ma noo reer ak yooyu moom du ma reer donc añ rek moom mooy sama problème ma ne ko no añ moom waraloon naa la chaque jour maa lay indil añ du ma ko jox kenn maa ko indi sama bopp chaque jour dañu koy defaral añ ma yóbbul ko bu ma ko yóbbulee midi fa la may fekk dañuy tëjuma ak moom di waxtaan ba 17 heures dañuy julleendoo tisbaar mais bu ñu jullee tisbaar dañuy continuer di waxtaan bu jullee tàkkusaan nag duutu waxtaan ak kenn day dellu ci kurusam tëju man ci laay demee donc période boobu déjee na ma fa un livre waxtaan nañ presque fi mu jaar fépp raconté na ma ko mën naa ne sax fi mu nekk nii mën naa bind livre ci Mamadou Dia parce que directement la ma doon nettal xew-xew yi lu ma comprendre itam ma posé ko question mu tontu ma xam nga ni mu yewee ne woon ci waxtaan. foofu laa bëggoon a ñëw mais xanaa waxtaanee woo leen benn yoon diggante moo ko Senghor ndax da ko doon bëgg a suuf wala. si posé naa ko question bi directement ma ne ko monsieur le président nga jéggal ma mais man ba tey dafa am lu ma leen sa coup d'état boobu nga doon jéem a def mu ree balaa mooy tontu mu ne ma coup d'état mu ne ma Bamba yi war ngaa xam ne on fait un coup d'état pour avoir le pouvoir alors que man jamono jooju j'avais tous les pouvoirs parce que wax na dëgg xam nga Sénégal yi li leen leeralal mooy constitution bi en 1963 gannaaw ban daaneelee ñoom Mamadou Dia lañ door a wote en mars bu ma juumul 63 lañ door a wote constitution bu bees boo xam ne le régime présidentiel ci la ñëwee mais avant Mamadou Dia mi nekkoon président du conseil doontoon sax premier ministre mais président du conseil moo yore woon le pouvoir moo daan tukki moo daan représenter le Sénégal à l'extérieur loolu sax ñu bari nee nañ moo naqari woon Senghor ba loolu bokk na ci li tax ñu sos coup d'état ba pour daaneel Mamadou Dia mais mu leeral ma ne coup d'état bi wax na ma dans le détail mu ne ma Bamba man affaire bi ni mu demee sax dafay doy waar mais bu may xoolaat Sénégal dafa mel ni l'histoire se répète mu ne ma dafa am ñenn man bugguma ku dellu ci téere bi bind na tur yi mu ne ma ay député yu bokkoon ak ñun benn parti rekk fi am l'UPS mu ne ma ñuy créer ay bruit naan dualité Senghor ak Mamadou Dia du jubóowul mu ne ma ne teg bay Senghor ba mu dem vacances mu ne ma jóg fekk ko fa France mu ne téye ko ku xam Mamadou Dia ak son franc-parler mu ne ma ne ko tey fii maa ak yow ak yàlla doo nga fi nekk dama bëgg nga wax ma ndax dafa am problème suñu diggante ndax man dama jaaxle dama di ñuy wax problème te man xaw ma problème mais maa ak yow ak yàlla tey ñoo fi ne soo amee loo may reproché nga wax ma ko
mu ne Senghor ne tekk ba mu yàgg mu ne franchement amul problème suñu diggante mais ce gouvernement xam nga pour dire que donc Mamadou Dia yore pouvoir yëpp am na ñett ñu ma fay déranger ñaar ñi boo leen changé loon poste rek doy na ma kenn ki moom dama bëgg mu génn ce gouvernement mu ne ñaar ñi ñoo doonoon Joseph Mbaye daa mi yoroon développement rural ak Valdiodio Ndiaye mi yore woon intérieur troisième bi damay fàtte turam moom moo yore woon information kooku la ne woon moom dama bëgg mu génn complètement gouvernement bi Mamadou Dia nee na on était en septembre 1962 mu ne ma ne ko loolu rekk la mais ñooñu nag il se trouve que ils étaient tous proches de Mamadou Dia ministres yi Mamadou Dia lañ leen daan wax kenn ki ma fàtte turam te mu yore woon information xam naa dinaa ko fàttali ko balaa émission bi jeex kooku dañuy wax ne kenn nit ku Senghor amoon complexe ci moom wax français mooy kooku ndax kooku dafa déggoon français ba dañu daa wax ne Senghor dafa am complexe wax français ci moom kooku moom daf ne da ko génne ci gouvernement bi alors Mamadou Dia nee na ma ne ko je te donne ma parole bu ñibbee lii ngay wax danaa ko def loolu rek kay coow li mu ne ma lii boo ko defoon amatul problème su mu ne ba ma ñibbisee laa def remaniement exactement mu ne Valdiodio Ndiaye changé poste Joseph Mbaye changé poste kële ma génne ko gouvernement bi mu ne booba tubaab bi fi nekkoon ministre de l'intérieur Jean Collin moo nekkoon directeur de cabinet Mamadou Dia booba Jean Collin mu ne ba ma defee remaniement ba pare mu ne Jean Collin ñëw dugg sama bureau di jël si ay dossier mu ne ma ne ko alors léegi voilà def nañu remaniement bi léegi je crois que coow li jeex na mu ne ma bon vous croyez. Jean Collin wax ko lii. mu ne Jean Collin wax ko lii ah bon vous croyez mu ne j'avais rien compris mu ne booba dégguma li wax mu ne ma ne kii xamul li xew man xamul ne toog naa ak Senghor ba ñu waxtaan ba kii mu ne mais xam nga on était en septembre 62 mu ne début décembre coow li jógaat ba coow li cette fois-ci décembre 62 ci la li ñuy wax coup d'état am le 17 décembre mu ne coow li bari ba ñu dégg ñu ne dafa am ñuy préparer motion de censure 4 députés sengoristes di préparer motion de censure contre Mamadou Dia président du conseil pour daaneel ko. donc mais tey jii ndax yaakaar nga ne monsieur le ministre am nañ jàngat bu ñu tiiree boo xam ne dana jariñ ci wàllu taarix ci diggante Mamadou Dia. non pas du tout parce que man dama jàpp ne d'ailleurs procès bi dañ ko waroon a réviser parce que jàpp naa ne Sénégal war na Mamadou Dia ñu réviser waat ce procès delloo leen seen ak quand même reconnaître ne y a pas de coup d'état parce que données yëpp wane na ne coup d'état amul tentative de coup d'état sax amul bu amee kenn kun coup d'état Mamadou Dia lan coup d'état tëj ko ay années donc li ñu waroon a njëkk a def mooy réviser ce procès delloo leen seen àq loolu jàpp naa ne lu Sénégal war a def la. beneen ba li nga wax dëgg la parce que dafa mel ni dualité boobu musiba bi daal Sénégal ñu di ko jooy ba tey les pouvoirs excessifs du président de la République foofu la ñu dalee qu'est-ce qui s'est passé ba ñu jàppee Mamadou Dia daaneel ko décembre 62 la mbir mi am ñu jàpp Mamadou Dia daaneel ko 1963 en mars Senghor dugal constitution bu bees ci la dugal le régime présidentiel à outrance jël tous les pouvoirs jox ko le président de la République Sénégal wote constitution boobu la constitution de Senghor de 1963 moo ñu yóbbee musiba mii ñu nekk yëpp. mooy première bi sax d'ailleurs. première bi depuis lors révision bi am na ci jamonoy Abdoulaye Wade 2001 2002 mais dafa renforcer waat moom it les pouvoirs du président amul benn révision bu fi am constitutionnelle bu wàññi les pouvoirs du président de la République au contraire bu fi jaar rek day renforcer les pouvoirs du président de la République donc. mais régime parlementaire donc yaakaar moo gën le régime présidentiel bi. waaw loolu sax ça peut être un débat. mais li ma jàpp mooy régime présidentiel à outrance moom comme bu Sénégal moom baaxul parce que boobu dafay tax président de la République xaw a phagocyter tous les autres pouvoirs xam nga suñ constitution ñetti pouvoir parallèle la tudd le président de la République l'Assemblée nationale le pouvoir législatif ak le pouvoir judiciaire mais boo seetloo de Senghor à nos jours
depuis révision constitutionnelle boobu président de la république bi nga xam ne benn ci pouvoir li daanaka mëdd na pouvoir législatif ba xam ne sax léegi dañ naan assemblée mécanique te loolu du lu bees bu ñu fàttee waxi sëñ Fallou yàlla nañu yàlla taas ci leeram la mu doon wax député yomb na mooy bu dee dem di tàccu rek ci assemblée loolu ñëpp mën nañ ko donc conception boobu nit ñi amoon ci député ba tey dañul ba tey rôle boobu te loolu li ko waral du ci nit ñin fa teg du ci kiy présider mais institution yi ñoo tëddee noonu tant que institution yi nii mu tëddee lay tëddee du ñu mës a am pouvoir judiciaire bu indépendant. du ñu mës a am pouvoir législatif bu indépendant. mbokk yi yéen a ngi ci Ferlo FM ak Jolof Actu seen émission pencum Jolof ñu ànd ceeg monsieur le ministre Bamba Ndiaye alors Bamba Ndiaye tey jii ba tey ñu ngi ci pencum Jolof dañ ko yaatal ba ci mbirum Mamadou Dia parce que amoon na solo lool ak ni nga xamante ak moom mais tey jii ñi nga xam ne daanaka ñoo jànge woon arab bitim réew daanaka léeg-léeg dañ leen di joxoñ baaraamu tuuma jàpp ne xëy na dañoo bëgg a jàng wala indi ci leneen loo xam ne li mag yi Sénégal jànguñ ko woon wala ñu bëgg fee indi yeneen diire yeneen tarixa ndax bu boobaa yow loolu ngay jàpp en tant que koo xam ne ki xëy nga dem ko ba ñëwaat. waaw man sax nag am naa chance musuma génn Sénégal man dama jàng de l'école primaire à l'université au Sénégal man université bu Ndakaaru bii laa jànge département faculté de lettres département d'arabe. mais say gëstu may na la ko. waaw liggéey naa sax ca bitim réew wax naa ne def naa 6 ans Maroc dem naa Arabie Saoudite toogal naa leen fii ci seen ONG boobu chaque 3 mois ma dem fa yóbbu rapport dem naa Émirats liggéey naa fa 1 an donc dem naa Soudan j'ai fait presque tout le monde arabe après mais après laa ko def bi ma jàngee ba pare mais li ngay wax réalité la mais je crois incompréhension la xam nga daal na sax ñiy jàng français ñi jàng arabe it donc war na leen a mën a daal xam nga mag ñi dañu l'islam dafa yàgg Sénégal man d'accorduma sax ci version yiy wax bind naa loolu depuis des années bind naa ko ci benn livre bu ndaw bu ma njëkk a génnee dans les années 92 wax ci ne d'accorduma ci version biy wax ne marocains yi ñoo fi indi islam ci 11e siècle l'islam jiitu na fi période boobu ma joxe ci ay firnde yu bari. yi ci mel ni par exemple nee naa firnde yi bu dee ci wàllu linguistique boo xoolee structure man jàng naa wolof en tant que langue ca université ba may def ba am ci duel 2 mais boo seetloo langue yi ci côté linguistique ni olof tëdde ni pulaar tëdde ni soose tëdde jaxasoo nañoo ak làkku arab ba mënoo su leen a teqali ndax xam nga ne juróom ñaari ay bés yi olof am juróom yëpp turi arab lañ yore altine mooy al ettineen ci arab talaata mooy at tulata marocain sax talata lay wax àllarba mooy al arbia alxames mooy alxamis aljuma mooy aljumaa dibéer nee nañ turu touareg yi la xam nga touareg yi aussi mooy les berbères li Senghor daan wax arabo berbère mooy marocain yu njëkk ya ak algériens yi mauritaniens yi foofu bari nay berbère ba ci sax ay Burkina ak Mali am na ñuy berbère Mali tey ñoo rogalaat ba ñëw Mali Tombouctou gaaw bien sûr voilà gaawo ñooñu nee nañ dibéer ak gaawu seen làkk la kon te ñooñu dañu yàgg jaxasoo ak ñoom ba ci xeet mais mën naa sori foofu xam nga défendre naa fii ni jolof-jolof la ci njaajaan njaay laa bokk njaajaan njaay ñun njaayeen yooyu yëpp bu ñuy kii sunu maam mooy sunu maam bi gën a sori mais njaajaan njaay El Bakri moo ko jur ab arab la moo indi cosaan la sax moo taxoon njaajaan njaay xees ba jógee gànnaar donc dañuy jaxasoo ak arab yi boo jëloon làkk wolof xam nga tuddal naa ne ay bés yi mais boo jëloon weer yi 12 mois yi yëpp ay référent laa wax de islamique la lay yóbbu ay woor ay kori ay gàmmu rakk ji gàmmu rakkaat ji gàmmu maamum koor aw diggi et cetera boo ñëwee ci làkk wax xol xam nga xal bu la arab di wax xam nga olof monosyllabe la nee naa la jàng naa olof linguistique olof man tam jàng naa ko d'ailleurs kon mën nañoo déggante monosyllabe la baat yu gàtt la am moo ko composé moo tax olof saa yoo ko joxee baat bu gudd da koy dagg boo ne Fatima mu ne Fati boo ne Amadou mu ne ama wala sax ay moog mamaak yooyu yëpp ni baat bi tëdde moo ko indi
buggut baat bu gudd boo ko joxee rek mu dagg ko fa mu gën a gàtte lay jël boo ne sëy na bu mu ne nëbu donc loolu structure langue bi moo leen yóbbee loolu xalb xol bee ba lañ dagg parce que dafa koy gudd ci ñoom mu des ñaar ñi boo demoon ci pulaar dañ naan mi faami dégg naa fahimtu arab ne fahimtu alpha mii ngay dégg ñi tudd alpha mooy alfahim ku dégg dara jàpp xam-xam la woon c'est un grade scientifique alfahim moo ñuy wax alpha pulaar yi bari nañu koy tudd alpha yi alfahim ñoom làkk la def tere la ñuy wax téere diftar la arab di wax aqille la pulaar di wax xel aqille aqle la arab di wax basalle la pulaar di wax soble basal la arab di wax bu olof la même chose baat yëpp presque mën nga ne olof la ba tax na sax dama ko daan wax léeg-léeg nga dégg sunu mag ñi dégg arab bu baax bu ñuy wax wolof baat bu leen jaaxal ci wolof rek ñu làkk ko ci arab bu ko defee ñu ne see kii moo dégg wolof baat yi xam fekk baat yooyu baati arab la xaftaan juuti yooyu yëpp boo demee Maroc fekk ko fa muy baati arab yu wér. kon daal ñàkk a déggante moo ci am rek. mais waaw ñàkk a déggoo ci am. ma yaakaar ne donc li xew mooy mag ñi nag islam daf fi yàgg l'université de Pire Saniokhor moo jiitu l'université del Qaraween bu Maroc bu Fès moo jiitu université Zeytona bu Tunisie donc xoolal suñu mag ñi déjà ba ñu amee université arabe yi am na ñu ci amagul université donc l'islam yàgg na fi ba am fii ren seen nga même li ñuy foog ne ceddo la bu nit di defar xamb yi xam nga xamb yi dañu ne l'islam da koy xeex mais boo demoon ci xamb yooyu wala bëri yi jat wala jatkat yi dañ naan lu ñuy wax saalaali naa ko saalaali Muhammad wa ala ali Muhammad mooy allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boo demee ba foog ne ci xambee di jat da ngay julli ci yonent bi. mais xëy na dañuy dem baat yi. dañ koy dem non taxrif la loolu arabe yi sax dañ koy def boo demoon dialecte marocain c'est des variantes dialectales boo demoon ci dialecte marocain wala dialecte bu tunisien wala égyptien dañuy damm baatu arab yu bëri. d'accord taxrif. d'accord xam naa ne fukki mun moo ñu desee gën nga bëri mais monsieur le ministre tamit biñ na dañ lay dalal tamit am na ñu bëri ñoo xam ne ñëwaat nañ ci débat bi nga xam ne bi soulevé nañ ko ci daanaka ñu jàpp ne xëy na bokk nga si ñi nga xam ne ñi njëkk nañ si àddu mooy lu jëm ci mbirum Idrissa Seck mi baalu na jégguluwaat na ndax débat bi tey yow foofu nga yaakaaroon ne wax dëgg yàlla fa lay mujjee tey ak kàddu bi nga xam ne yëkkati na ko ci diggante Bakka ak Makka. waaw yàlla dafa dogal sax maa ci njëkk a wax. ndax man dama cee njëkk bind ab contribution le 16 mai la mbir mi xewee ca conférence de presse ba mu doon def le 17 ma bind ab contribution le 18 ma def conférence de presse defe naa le 19 wala le 20 la sama xarit Sidi Lamine def moom itam conférence de presse addu ci donc yàlla dafa dogal maa ci njëkk a addu mais man damay dellu nit ñi toujours ca la ma waxoon man dama bind door a wax bind ba la taxoon ma def ko dama jàppoon ne c'est d'abord un débat scientifique débat xam-xam la te it ku ciy wax doo wax waxu politique parce que question islamique la doo wax waxu sabakan mais da ngay wax waxu xam-xam ma jël point par point yu Idrissa traité ci wax jooju bu ci nekk moo wax ni mu soree ak l'islam ak ni mu safaanoo ak l'islam Bakka ak Makka Idrissa dafa ne textuellement dans le Coran je dis bien dans le Coran Dieu ne parle pas de Makka mais de Bakka or dans le Coran ci sooratu al-Fath yàlla nee na huwa alladi kaffa aydiyakum anhum wa aydiyahum ankum bi batni makkata aya 24 ma ne ko d'abord ça c'est faux parce que dans le Coran Dieu parle certes yàllaa ngi wax ak tudd na Bakka waaye tudd na it Makka Bakka ca Ali Imran tudd na ko bu ne woon dans la sourate Ali Imran Dieu ne parle pas de on aurait compris bu ne woon dans verset tel dans sourate Ali Imran Dieu ne parle pas de Makka ou de Bakka mais soo ne dans le Coran Dieu ne parle pas de Makka mais de Bakka alors que dans le Coran dans sourate Al-Fath notamment verset 24 Dieu parle directement de Makka ça c'est faux loolu jarul sax discuter c'est une évidence coranique. ñàkk xam wala juum la.
dama xam ne xamul d'abord parce que wax naa ko man xam naa Idrissa xam naa ne xamul l'islam jàngu ko man mën naa wax ci économie mais je ne suis pas un économiste je ne suis pas un spécialiste bu ñuy wax ci ay détails taux de croissance ba mu egg ci débat wu spécialiste damay noppi déglu spécialiste yi. pourtant moom mi ngi ciy nafar de mi ngi ciy wax de. waaw mais ñi koy jàngal mën naa ne samay taalibe lañ ñi koy jàngal laa wax de moom ñi koy dimbali ci nafaram boobu sama ay taalibe lañ mën naa wax loolu. te yàlla seede na li may wax. oui mais ban impact la indi ci waxam jooju nga xam ne tey jii ba tey yéen baalu leen ko daanaka. non baalu bi nag foofu bëgg naa ñu dégg Bamba Ndiaye ak position man ba ma ca waxee yàlla dogal ma njëkk ci wax yàlla bi dara tëwul dogalaat Seydi Aboubacar Sy Al Mansour xalif général de Tidiane wax ci yàlla dogalaat bu yàggul sëñ Mountakha Mbacké xalif général de Mouride wax ci laa ne sama jaan wàcc na ndax man lanceur d'alerte laa woon dama doon yëgle comme kilifa yi diine yi yëg nañ ko ba àddu nañ ci Bamba Ndiaye rocceeku na ndànk waxam jeex na ci bu dugaloon nag lettre bi mu bindaat tudd ci sama tur ne mi ngi ñuy jégglu man pare woon naa ci benn ñaareel ba li tekki ne pare woon naa ci man yàlla dafa dogalit ba ma waxee ñaari mbir laa sàkk woon ci moom benn ba dama ne ko woon na jégglu boroomam yokk naa ci sax ne am na chance parce que weeru koor lañ nekk te yàlla boroom jéggal la moo wax ci alquran wasi'at rahmatuhu kulla shay yërmandeem ëmb na lépp ma ne kon yàlla moomu bu ko jéggaloo yàlla mën na koo jéggal. d'accord man loolu laa wax. oui mais bu ngeen demee ba jàpp ne xëy na teesu ay juif lay défendre tamit booba dopp. mais non ëppul ça c'est la vérité Bakka ak Makka dama bëgg ñëpp xamaale exactement point de vue bi Idriss Seck défendre ci waxtaanam bi mooy bi juif yi di défendre juif yi dañu ne benn arabe moom sax noonu la ko nettalee benn bédouin la wax moom ñoo ne bu añaan rek moo bëgg soppi penku bi ndax jullit yi ba lislaam di door a wàcc jullit yi baytul maqdis lañ daan jublu makkatal mukarrama ci genn julli la yàlla wàccee alquran ne yonent bi fa walli wajhaka chatra al masjid al haram bés li ki tey bul jublooti baytul maqdis mais deel jublu al masjidul haram muy makka xam nga loolu alquran la kenn taawilu ko loola ku ko remettre en cause Idrissa ne ci biir wax ji pourquoi ne penserait-on pas que le véritable lieu de pèlerinage n'est pas makkatal mukarrama mais c'est baytul maqdis. Alors loolu c'est une manière de remettre en cause ce qui est inadmissible ay évidence coranique lu alquran wax yonent bi pratique ñi dem Makka aji xam nañ masjidul xibla tey ni am na jàkka ju ñu fay tuddee jàkkay borom ñaari xibla yi xam nga lu tax ñu tuddi ko loolu parce que jàkka jooja fa la yonent bi doon julee tàkkusaan aaya bi ñuy jublu baytul maqdis comme nañ ko daan defee ci tàmbali lislaam aaya ba fa la wàcce fekk ko mi ngi ci biir julli tàkkusaan gi te jot nañoo defi rakk ba pare jublu baytul maqdis aaya bi wàcc ci biir julli gi mu retourné jublu makka biñ paree saaba yi ne ko yow kat jaaxal nga ñu sang bi mu ne lan la ñu ne ko ah yow tey da ngaa def lu mu sëgg si yow da ngaa jublu nii ñu topp la bi julli gi jaaxal nga changé direction mu ne waaw aaya alquran moo wàcc ci biir julli gi ne ma bés ni ki tey désormais deel julli jublu makkatal mukarram waaw kooku ku taxaw ne fi ñu war a jublu du makkatal mukarrama waaye baytul maqdis yokku ca ne secret fi ñu war a jublu xam nga nit ñi déglu waxam ji coow li dafa bari rek nit ñi topp coow li kii wax na wax ji bari nañ ko yërëm ak balaa ñu yërëm nit ñi ay jullit lañu dañu am compte yu ne régler seen diggante ak seen borom nan seetlu wax ji ba pare def ne secret lieu le véritable lieu moo ko détenir xam nga moom am na fu ñuy waxee sax Musaylima mais moom dëgg mooy Musaylima xam nga Musaylima al-Kazzab ab waaye la woon ci jamono yonent bi ju dikk dee yonent bi di diil ak moom ab dealer donc Bamba Ndiaye di du dealer. kon yéen a tudd ay dealer quoi. waaw mais dama lay wax xam nga moom dealer moom defe naa ku ko tudd deal Sénégalais yëpp ku nekk am na looy fàttaliku ci moom benn waaye Musaylima déglu ma rek Musaylima ni waxoon ak li mu wax Musaylima yonent bi déey ko ne ko man nangu naa ne yonent nga waaye may dama bëgg nga nangul ma ne yonent la bu ko defee ñu déggoo ma ak yow xam nga loolay deal bi boo ma waxee nga nangu yonent man am na lu ma xam yow am na loo xam nga moom nee na ci biir wax ji
secret véritable lieu bi ñu war a defee pèlerinage ak julli jublu moom détenir na ko waaye du wax secret bi lu dul bés bu arabe et juif réunir pacifiquement kon moom woote wut ne am na secret boo xam ne te yonent bi ne man wax yu nan ma ci alquran ne màkkaay lieu bi moom mu ne am na beneen lieu boo xam ne moo ko détenir kon kay moom woote na ak yonent moom Musaylima kay defe naa ne lam defoon moom moo ca daanu. oui en tout cas mais tey am na ñu leen ko ba sax monsieur le ministre Bamba Ndiaye yow ak sa xarit Sidi Lamine Niass ne lan moo tax xëy na Idriss Seck wax rek ngeen tëb te xëy na président Macky Sall dem na Charlie Hebdo ministre Sidiki Kaba mu itam dem na ba Jérusalem yooyu yëpp xëy na déggu leen ci woon bii ngeen jóg ci yaakaar na xëy na dañ leen yebal wala ngeen gor ay yelam. kay koo ne déggul ñu ci moom war naa jéggulu yàlla man bi Sidiki Kaba yi dem maa nga woon Égypte ci séminaire nekkuma fi mais sama xarit Sidi Lamine comme d'habitude defe naa ne def na ay sorties jagleel na ko sax ab émission carrément donc dégg nañ ko Charlie Hebdo moom ku nekkoon Sénégal dégg nga ci Bamba Ndiaye man jamono Charlie Hebdo wax naa ba ne man xam naa ne boobu maa ngi ci opposition bi nee naa président Macky Sall bu xamoon ne coow li moo ko ciy fekk man biir na ma ne du dem Ila Charlie baatu Ila Charlie man maa ko génne woon ci benn diineeg jamono bu ñu defoon ci biirum Charlie Hebdo mais tàmbali wu ma foofu. man Salman Rushdie vers les années 86 87 j'avais booba amaguma 30 ans ba mu bindee la mu bind ayat shaytaaniya verset satanique ci alquran sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh mu baax ma keroog ba muy jiite lañ jagleel tontu bañ jagleel Salman Rushdie ca institut islamique sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh moo jàng discours ba ci arabe Bamba Ndiaye mii moo ko tekki keroog ci wolof. très bien oui xam naa Sankharé mbiru Sankharé defe naa ñëpp dégg nañ ma ci. mbiru ndaw si tunisien de ci alxuraan ñëpp dégg nañ ma ci. Charlie Hebdo ñëpp dégg nañ ma ci. donc question islamique buñ fi mës a agité Bamba Ndiaye tontu na ci donc ñuy wax loolu dañoo war a xool Bamba Ndiaye ak Sidi Lamine ci lan lañ daan wax d'habitude musuñoo noppi ci benn question islamique ak koo mën a doon boo ko fi yëkkati. alors mais xëy na Idriss Seck commencé na fës léegi gaa na sax gars yi ba jàpp ne xëy na léegi moom diggante moom président Macky Sall rek la ñu gis ne tiit Bamba Ndiaye dem na fekk président Macky Sall xëy na ñu ne Mbadou Bamba moom président Macky Sall da koo yebal. waaw xëy na loolu lu tombé la rek mais defe naa ne nit ñi daal dañu war a seetaat Idi xam nga Idi su bu jot mu dem ba ca kaw mu wàccaat loolu la nit ñi war a étudier lu ko waral. xam nga 2007 Idi demoon na ba nekk digganteem ak Ablaye Wade rek presque naroon na koo yóbbu defe naa lii Macky Sall am daaneel Ablaye Wade Idriss Seck amoon na opportunité ba en 2007 waaye bañ demee ba deuxième tour yooyu jot mu dem fekki Ablaye Wade di diil ak moom loola moo ko yàqal ba élection yooye mu yàqule ca loolu sax dogal na ba taux ba mu amoon en 2007 génnoon en deuxième position 2012 quatrième position la nekk donc il a beaucoup reculé te boobu moo yàqaloon boppam bii moo yàqal boppam parce que Idrissa wax ji moo ko waxal boppam kenn dugalu ko ci. Bamba Ndiaye piégé wu ko bii moom du dara bii peut-être gars yi jàpp nañ ne jéggul na xëy na jeex na yëfi jullit la juum na jéggul na mën na déedéet bii dafa am lu mu révélé parce que bii dafa jàngal nit ñi lu xamutoon ci Idrissa Seck man de gëm naa ne gisatuma sénégalais bu koy woteel parce que Idrissa wane na ay position yoo xam ne position juif la mu ànd ak ñoom ci lépp ñu naan déetewaay mu wane ne Jacques Attali xaritam la te Jacques Attali juif la ñëpp xam ko. français intellectuel écrivain. waaw lettre bi mu ñu bind moom Idi barki dem boo jaay di balwaat ak ba tudd ci sama tur directement mu ne ca biir lettre ba yàlla jàngaloo wu ñu benn téere waaye ñeenti téere la ñu jàngaloo Saboor Tawreet Linjiil ak Alquran dafa juum te ñàkk xam dëgg la Alquran tudd na téere yooyu de tudd na ne ci yàlla la bàyyi ko woon tudd na sax ne ci ngëm dañoo war a gëm téere yooyu mais Alquran dafa wax ne musaddiqan lima bayna yadayhi yàlla ne dama wàcce Alquran ji pour confirmer les livres qui l'ont précédé muy Tawraat Zabour ak Linjiil waaye wa muhayminan alayhi en les abrogeant donc Alquran abrogé na tous les livres yi ko jiitu woon ce qui veut dire que livres yooyu kenn mënatu cee ab jullit en tout cas mënatu cee référé wu tey parce que ils sont abrogés par le Coran pour vous donner un exemple clair benn loi bu assemblée wote lu assemblée ba dem ba at dikk
assemblée booba ko wote woon wotewaat beneen loi abrogeante abrogé loi bu njëkk ba kenn mënatut a àtte woo ci loi bu njëkk ba bien que loi ba ci assemblée ba la bàyyi ko woon. oui monsieur le ministre xam naa ne jot na sëkk ñit ñi xam nañ li nga xam ne moo tax nga jógee xëy na ci grand parti PDS comme ni nga ko waxee woon ba fekk président Macky Sall mais waxtu yi jeex na comme wax nga assemblée nationale danañ wax ci parrainage bi projet de loi bi nga xam ne bii barki Dembo Ndiaye la ci président Macky Sall sàkku ci njiital assemblée nationale mu daal di koy ñoddi ci assemblée nationale du échec nga yaakaar ne wala ndamu opposition bi. Non pas du tout man damay bëgg nit ñi di analyser bu dee le 23 juin mënoon nañoo wax échec ak ndamu opposition parce que le 23 juin lu xewoon président Wade boobu maa ngi moom a far dafa dugal ab projet de loi opposition bi ànd ak ñu bari ci peuple bi ñuy xeex ne du fi amee ba ca biir assemblée fa ñu nekkee di wate président Wade téléphoné leen ne teg leen affaire bi ci suuf loola mënees na ko tudde ndam waaye lii le 19 avril lañ ko watee jéem nañoo génn ñu bari ci peuple bi génnul ña jot a génn empêché wul ñu wate ko la loi a été votée léegi li xew xam nga Sénégal dañuy dégg teel ne damm na li xew mooy lan président Macky Sall il a toute la latitude doxaloon loi bi waaye dégg nga ko temps yëpp muy woote dialogue woote na dialogue ci affaire gestion des ressources naturelles pétrole beeg gaz bi. talaata ji ñu seen. bien sûr le 12 incha allah mais. mbir mii woote na ci dialogue am na sax ñu wuy si ñu ngi ciy dialogue ba jël na ay commission jamono jii may waxee ko tey am na ay commission ci mbiru parrainage bi yu mu yabal ci bitti ña nga ci bitti ñi biseegun commission ña nga Pologne tey mu ngoog yéen bind ngeen ko ña ngay dem di seet ndax parrainage kat ñoo ko mujjee jël réew yi ñu ci jiitu woon nuñ koy doxale ngir bañ a juum président dem ba mu yàgg mu ne waaw bu ñu mettre la charrue avant les bœufs comme ñun dëgg la ñu ngi koy wotee daa am waaye modalité d'application yi ñoo ëpp solo sax loi bi te modalité d'application bi yebal nañ ca bitti ñuy seeti na ko jële doxale li xel maye mooy nañ xaar ba ñooñu ñëw ñu jël seeni résultat jël na gën a rafet ci di ko waa bitti réew di doxale ñu boole ko ci motivation loi beeg yépp bu ko defee loolu moo gën a nekk yoon ñu gaawtu di ko defar ba pare yëbal ci bitti ñu indi ëllëg lu waroo ak li ñu def ñun. li tax opposition waxu leen li ñu bañ ñoom donc. lu tax opposition bi ne xëy na waxtaan diisoo moo ci gënoon war mën a am mu tëj ci def li muy def ñu jàll ko ci assemblée nationale. xëy na waaw loolu xam nga déggin la parce que diisoo moom am na ci façon man sax loolu gënul ma wax dëgg yàlla bien que man candidature président Macky Sall lay supporter c'est clair mais li ma gënaloon mooy mu naxanteeg opposition bi ba ñu ànd ak moom jubóog moom parce que. xam nga opposition bi dafa am lu ngeen étudier gu yéen journalistes yi Sénégal dafay vivre une transition politique loolu li muy tekki élection yi passé Ablaye Wade bokkoon na ci ba Ablaye Bathily bokkoon na ci nekkoon candidat Moustapha Niasse bokkoon na ci nekkoon candidat Ousmane Tanor Dieng nekkoon na ci candidat ak ñeneen ak ñeneen ñooñu ñëpp ma tudd tey kenn du ci candidat ci élection yi di jëw 2019 élection 2019 yi boo sàgganul ñaare ci dana am peut-être fukk wala lu ko ëpp ci candidat mais ñaar boo sàgganul ñoo ci mas a bokk ci élection présidentielle muy Macky Sall mi président sortant ak peut-être président réew mi président Idrissa Seck. mi nga jàpp dañ ko woteel. waaw mi ma jàpp ne Sénégal yi pare nañ ci moom kon ma foog ne loolu li muy tekki mooy Sénégal classe bu bees ñoo ñëw ci politique bi ku tudd classe bu bees nag tudd manque d'expérience loolu feeñ na ci suñu manko ba boobu maa ngi ca ñoom xam naa lépp dund naa lépp mais manque d'expérience moo tas manko ba biir na Sénégalais yi ne buñ tasuloon boo sàgganul ñu am majorité à l'Assemblée wala boog daan am au minimum 60 députés ou plus. alors maa ngi ko taxaw Sénégal bi nga xam ne bi sa gars ñi ñu ngi naan nekkutoon benn coalition électorale ci présidentielle ñu ne loolu tax koon a jóg. waaw mais loolu erreur la man ko ay organisation sociale ay syndicats ak i mouvement ak i parti ñoo ko composé woon mais keroog ba muy tas parti yi kese ñoo dajaloo ci seen biir ñoom ñoo ko tas bàyyi mouvement yi de côté bàyyi syndicats yi de côté bàyyi ñeneen ñi nga xam ne ay force manko la ñu yooyu yëpp manque d'expérience la man nag ba ma gisee loolu lépp laa ne léegi naa tànn candidat bi may supporter 2019 parce que ñu amagut expérience boo leen joxee réewu Sénégal te Sénégal day dund beneen mutation économique à partir de 2020 2021 parce que suñ pétrole ba gaz bi ci nañ ko tàmbalee exploiter le Sénégal va devenir un pays pétrolier et gazier donc loolu dafa laaj ku am expérience gérer ko
alors expérience am léegi nga ko gëm président Macky Sall. non gëmoon naa ko bu njëkk mais bu njëkk dama gëmoon ne on peut trouver mieux dama doon liggéey pour am lu gën xam nga ñàkk am li nga bëgg du tere ngay am li nga jàpp même imaama booy wutab imaam da ngay tàmbalee ca sart ba gën a kawe waaye dañ ne la boo demee ba amoo sax ku mokkal wenn saar ña fa nekk dañuy seet ku fa tane ñu jël ko jiital ko. très bien oui imam dimbali ma rek xam naa ne benn minute courte tey ci Jolof lañ koy daanale alors tey jii xëy na danañ wax ne Bamba léegi gisatuñ ko ci biir Jolof Moustapha politique xëy na sa relation diggante yow ak way politique yi nga xam ne ñu ngi biir Jolof loolu lépp naka la nga koy tënkee xëy na ci benn minute gën ngaa bëri. waaw bu dee relation yi moom naka jekk yu dëgër la man xam nga Jolof ñoo fa nekk yëpp samay mbokk la ci ñoom Baba Dioum bërki démb laa koy mën naa ne presque weekend bu jot ma dem fekki ko nootoo jël xalaatam weccoon teg moom sama rek dalal naa ko ci émission bi. waaw sama lépp la boo ko ne Bamba Ndiaye mu ne la kooku ku ma jege la dama koy seeti régulièrement di jëli xalaatam Habib Sy sama xarit la woon Aly Ngouille Ndiaye sama jarbaat la di sama mbokk donc di sama xarit seeti naa ko waxtaan naa ak moom donc ña fa nekk yëpp am naa ñoo jàmm quant à politique fa nag man boo ma seetloo même Dakar defuma politique de base voilà man je crois que sama apport ci politique c'est au plan intellectuel ak ci yeneen niveau mais demuma di wuti base bu ma doon wuti base naturellement Jolof laay commencé kon xuru baxal danaa ko danaa ñaay paas te Jolof boo dindee paas baxal dara dutu fa des te diggante boobu foofu kon laay tàmbalee. d'accord jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la bàyyi nga tàggoo ñu doon déglu ci Ferlo FM ak Jolof Actu seen émission Pencum Jolof. jërëjëf wax dëgg yàlla maa ngi leen di gërëm di leen sant di bég nag ci seen émission yi parce que Jolof dafa mérité émission bu mel nii. xoolal man mii nga xam ne bu ma neexoon ma ne maay Jolof am na samay doom ak samay rakk yoo xam ne tey xamuñ ndax Jolof laa te loolu ma daal la beneen cadre Jolof boo xam ne jàng bi moo ñu yóbbu ci àll bi ak liggéey bi. ñu xaw a gëj Jolof man dama fay dem ñaare waaye dem yaa ngi fay dem du tax xale yi xam la wala ñu bari xam la donc émission bi dafay dundalaat Jolof te man lii ñuy wax ne Jolof war naa jëlaat place am ci réew mi defe naa yéen a ngi ci tànki di dox loolu parce que émission bi ngeen créé dina conscientiser aussi les cadres di Jolof man mii de gën na maa jox conscience ci importance bi ñu war a jox Jolof te yaakaar naa ne ni mu ma ko joxe la ko joxe sama morom dina ko joxe keneen ku dul man donc ñi ngi leen di sant di leen jaajëfal vraiment ci idée bu rafet bi ngeen am jëmale ko nag ci gox bi nga xam ne ñun falan fekk baax amuñu lu dul moom muy Jolof te Jolof Sénégal yëpp ku fi baax seen nga sëriñ su mag si ñuy wax ñëpp ku ci na jaar na Jolof sëñ Touba Mbacké Bari bële mu jaaroon dem naa fa taxaw naa fa El Hadji Malick Sy Abdoul Aziz Sy Dabakh moom Jolof la bokk keneen ak kenn koo fi seet rek te mu baax ci réew mi tey tekki soit Jolof la bokk wala Jolof la defaroo kon nag nañu jàpp suñu Jolof googu yëkkati ko delloo ko place ba mu amoon démb loolu sunu sas la te incha allah yéen a ngi ci bay seen waar ñaanal leen bépp cadre bu bàyyi koo Jolof mu bay ci moom it waaram. ñu koy gërëm mbokk yi di ko sant bu baax mu nekkoon Mamadou Bamba Ndiaye ñu gën koo xamee ci Bamba Ndiaye nekkoon ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu diine ji ci jamonoy maître Abdoulaye Wade alors jamono ji mu taxaw ngir jàppale président Macky Sall ci élection présidentielle yu 2019 ñu koy gërëm di ko sant gërëm leen mbokk yéen itam yéen ñi nga xam ne yéen doon déglu Ferlo FM ak Jolof Actu seen émission Pencum Jolof gërëm bu baax Sidi Dia mi nga xam ne moo fare woon ci wàllu technique bi Dame Ndiaye ci kàddu gi mbokk yi ñu ngi leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen di leen ñaanal ñu mottali koor ak jàmm ndax ñu ngi ci bés yu mujj yi jàmm ak jàmm jule yanaande Muhammadu Rasulullah Umar yo mayre Umar yo mo de gembere Umar yo mo de gira Umar yo mo bajala Umar yo mo